li gën a fës ci lu yéeni kaay xëyee nag dañ koy doore ak enquête quotidien nag xëy ci mbirum FMI ak Sénégal mu tuddee ko rek FMI Sénégal un mariage de raison mu mel ni rek critiques yi nga xamante ni nag élimaanu jëwriñ ji di Ousmane Sonko defoon na ko ginnaaw rek muy présenté li di plan de redressement bi daal est-ce que du rek indi ay njeexantal ci sunu diggante ak FMI waaye tamit li nga xamante moo soxal wàllum décaissement yi nga xamante ni doon am ci diggante FMI ak yenn ci réew rawatina Sénégal bu ñu moytuwulee rek dina indi ay jafe-jafe jëmale ci lu ñu naan le marché financier ak tamit naka la Sénégal mën a def rek ngir rek mën a génn ci situation économique bi ni mel bu fekkente ne rek ki lay di FMI dafa wéy di banque ay yoxoom loolee la rek enquête quotidien daal di xëyee ci page bu njëkk ñu dem seeti ji Le Soleil yéenekaay nag daal di dikkaat ci bëccëg bi nga xamante ni moom lañ jagleel lépp lu soxal wàllum garab mu tuddee ko nag journée de l'arbre bu ñu ko doon amal ni ki démb ci dimanche ji ak tamit samedi bi nga xamante ni moom la ñuy génn mu nekk mbaaw ak tamit rawu mu nekk ab bés boo xamante ni rek daal nañ ko màggal fépp ci Sénégal li ni mel nag li ko tax a jóg rek mooy fexe rek ba daal di soppi doxalin waaye tamit indi ay mbir yu yees peq yoo xamante dina tax rek ba Sénégal ñu mën fee jëmbat ay garab yu bari loolee sax di gis-gisu njiitu réew bi ginnaaw rek bu ma demee ca forêt classée bu mbaaw doon fa rek tàmbali lancement bi nga xamante ni moom la ñu soxal wàllum jëmbat garab moom njiitu réew mi nag di xam ne daal la mu bëgg mooy fileek rek ñaari fan ñu daal di jëmbalu tollook 1 million ngi garab fépp ci Sénégal mu ne nag li leen di Sénégal lekk dañuy ñàkk at mu jot lu tollook 11 536 hectares de forêt at mu jot rek dañ koy daal di ñàkk bu ñu sukkandikoo itam ci premier ministre bi leen di Ousmane Sonko nag daal na xam ne foofu noonu ca rawo ginnaaw rek bi mu doon rek amal li nga xam ne moo nekk bëccëg bu ñu jagleel wàllum garab mu ne rek planter un arbre aujourd'hui c'est nourrir demain loolee di gis-gisu ki nga xamante ni nag moom moo nekk élimaanu jëwriñ ji lee di Ousmane Sonko mu mel ne rek bés bi nga xamante ni nag moom la ñuy jagleel lépp lu joxal wàllum garab màggal nañ ko ci Sénégal woon ngir këpp njiitu réew bi nag moo ko dooree woon ca diwaanu Mbaaw élimaanu jëwriñ ji dem rek àggale ko fa nga xamante ni moo nekk diwaanu Raaw mu mel ne rek ab weer lëmb la boo xamante ni dañ koy jagleel lépp lu soxal wàllum jëmbatub garab ngir rek fexe rek ba mën a am ay garab yu bari ci Sénégal woon ngir këpp objectif bi nag ren moom moo nekk rek daal di jëmbatu tolloo ko 1 million ngi garab rek ci ñaari fan loolee di bëgg-bëgg njiitu réew bi di président Bassirou Diomaye Diakhar Faye Rewmi Quotidien la ñu utali ji Rewmi Quotidien nag dikkaat ci ab médiation réussie du xalifa général de Medina Baye ginnaaw rek coow loo xamante ni doxoon na ci diggante Serigne Mboup bu di maire bu Kaolack ak tamit préfet bu Kaolack ba di Latir Ndiaye ginnaaw nag lu soxal wàllum journée bi nga xamante lañ doon jëmbat ay garab ñoom ñaar nag ñàkk déggoo amoon seen diggante ba rek préfet bi daal di woon ekkati ay kàddu yoo xamante ni ñu bëri ci askan bi ñu ngi ko doon partager réseaux sociaux yi di ko naxarlu moom Serigne Mboup itam daal di woon def rek ab lettre de protestation xamle woon ne sax dina amal ab plainte jagle ku nga xamante ni moom moo nekk Latir Ndiaye ginnaaw gi nag xalifa général de Medina Baye de Cheikh Mamadou Maye Ibrahima Niass moom rek moom moo daal di rek woolu ñaari kilifa yi ngir rek waxtaan ak ñoom ba rek trouver ab solution mu mel ni rek déggoo am na ci seen diggante ginnaaw bi nga xamante ni rek dem nañ gisee ak xalifa général de Medina Baye autorité préfectorale bi nag daal di regretter bu baax a baax acte bi nga xamante ni def na ko ak tamit kàddu yi nga xamante ni yëkkati na ko waaye tamit di leeral bu baax ci li nga xamante ni moom moo waral ba mu daal di def mbir yi ni mel ñu dem seet ji Vox Populi nag dikkaat bu baax a baax ci lu soxol wàllum taw bi nga xamante ni nemmeeku nañ ko foofu noonu ca diwaanu Touba Mbacké jamono bi nga xamante ni nag ñu ngi wàcc lu jëm ci wàllum màggal gi mu mel ne rek 145 millimètres de pluie font renaître les calvaires des inondations à Touba lu tolloog rek 145 millimètres la daal di taw foofu noonu ca diwaanu Touba li ni mel nag waral ba ay koñ yu bëri nekk rek ci biir ndox mi ñu bëri ci askan bi nekk jamono bi ci ay jafe-jafe waaye itam nekk ci guddi gu bër setegut ay yoon yu bëri ca diwaanu Touba dañoo rek daal di fees del ak ay ndox ba rek woto mënut caa daal di jaar loolee la Vox Populi daal di xëy Vox Populi ba tey rek des ci mbir yi nga xamante ni nag moom moo soxal wàllum dérive yi nga xamante ni dañoo jàpp na rek dafa nekk di am yenn saay ci li ñu naan administration bi wala sax ci yenn ci ay gox mu ni mel nag li ko tax a jóg mooy wala sax liñ ci jublu mooy clash bi nga xamante ni doxoon na ci diggante maire bu Kaolack Serigne Mboup ak tamit préfet bu Kaolack boobu noonu di Pape Latir Ndiaye ñoom naar nag ginnaaw rek ab ñàkk déggu goo xamante ni doxoon na seen
diggante ci ab bëccëg boo xamante ni ñu ngi ko doon jëmbat garab foofu noonu ca Touba Ndorong moom mi leen di préfet bi daal di rek sàkku wax Serigne bu mu ne ko dégage sàkku ci commissaire bi mu daal di jëlee foofu noonu ki nga xamante moo nekk maire bu Kaolack ginnaaw gi nag Serigne bu Blanc Kandaare ni du daal di jógee foofu li ni mel nag waraloon ba ñu daal di coow ba ñu coowee nag moom mi leen di Serigne bu defoon ab lettre de protestation ginnaaw gi nag ñu daal di gis rek ki leen di préfet bi daal di génn di jéggalu waaye tamit di expliquer ana lu waral li ni mel ci mujjanteel ga nag la ñu seetlu rek ne xalifa général bi Medina Baye daal na leen di wóolu ñoom ñaar ñëpp toog waxtaan ak ñoom ba daal di leen rek jubale mu mel ne rek jàmm doxaan na ci diggante ki nga xamante ni moo nekk préfet bu Kaolack ak tamit maire bu Kaolack di Serigne Mboup ba tey ak Vox Populi bu dikkaa rek ci alternance à la tête du football sénégalais mu mel ne rek Abdoulaye Fall écrase la concurrence et met fin à 16 ans de règne de maître Augustin Senghor mu mel ne rek léegi di Abdoulaye Fall moom moo daal di uutu Augustin Senghor di présidence bu fédération sénégalaise de football mu daal di ko gañ ak gañ bu set wecc ci ginnaaw rek ndam lu yaatu li nga xamante ni am na ko ci premier tour bi waaye tamit ci second tour bi moom mi leen nag nekk Augustin Senghor nekkoon ku yàggul fédération sénégalaise de football gannaaw fukki at ak juróom benn yoo xamante ni def na ko ci boppu fédération sénégalaise de football Malick Touré itam daal di ñàkk waaye itam di naqarlu itam di joxoñ baaraam tuuma di xam ne daal am na ab mburum boo xamante ni am na ci mbiri ni mel te itam dàqut benn yoon daal di rek saisir li nga xamante ni moom moo nekk justice ba tey ak wàllum Vox Populi nag mu daal di jox kàddu ki lee di Seydou Gueye bu APR moom mi leen nag daal di rek ekkati ay kàddu jëmale ko ci ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk régime bu Pastef mu jàpp ne rek les Sénégalais ont les yeux pour voir ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk Sénégalais nag am nañ seen ay bët tey xool lépp loo xamante ni rek ñoom régime bi ñu ngi koy def mu jàppee ko ab populisme mu jàpp itam ne dañoo nekk fii ci ak wax gu mat sëkk waaye tamit mënuñoo rek daal di gàkkal liggéey bi nga xamante ni ki fi nekkoon jiitu réew di Macky Sall def na ko file ci biir réew bu Sénégal loolee di kàddu yi ki nga xamante ni nag moom moo nekk Seydou Gueye nekkoon fi porte-parole bu APR le quotidien la ñuy dem seetali ji le quotidien nag mu demaat fële ca diwaanu Kaolack ak tamit yenn ci kàddu yu ñaaw yi nga xamante ni jëboon na jëmee nag ci préfet bi nga xamante ni doon na ko yàq ki lee di maire bu Kaolack di Serigne Mboup mu tuddee ko rek les racines de la polémique les deux autorités opposées autour de la journée de l'arbre l'AMS soutient Serigne Mboup mu mel ne rek association des maires du Sénégal ñu ngi doon jéem a jàppal tànk ki lee di Serigne Mboup waaye tamit autorité ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk administrateur civil yi ñoom itam ñu ngi doon daw rek di wàggaru si li nga xamante ni moom moo nekk ginnaaw Pape Latir Ndiaye xalif général Medina Baye nag tànn na leen di jubóole ginnaaw rek bu mu leen ooloo waxtaan ak ñoom ba kenn ku si nekk rek la nga jàppoon nga daal di ko bàyyi Sud Quotidien dikkaat ci lu ñu naan mise en œuvre du plan de redressement économique jubbanti koom menace sur la demande intérieure mu mel ni rek am na ay menaces yoo xamante ni bu ñu moytuwulee rek mën na am ci lu ñu naan la demande intérieure loolee di gis-gisu ki nga xamante ni nag moom moo nekk Sud Quotidien nag daal di jox kàddu ab économiste bu ñu naan docteur Souleymane Astou Diagne moom mi leen mi nekk jàngalekat ci université Alioune Diop bu Bambey mu jàpp ne rek ce plan a bouché mon sentiment de voir dans les années à venir une économie sénégalaise résiliente et prospère moom mi leen nag am ab yaakaar bu am solo ci li nga xam ne moo nekk plan de redressement mu ne nag yaakaar ne daal dina nekk loo xamante ni luy sax lay doon waaye tamit loo xamante ni dina indi ay saafara ci jafe-jafe yi nga xamante ni koomu Sénégal mu ngi koy dund waaye itam mu am si ak njàqare jëmale rek ci ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ménage yi ak tamit entreprise yi nga xamante ni du ñu mën a supporter li soxal wàllum fiscalité bi nga xamante ni dinañ leen ko tegal loolee di njàqare ki nga xamante moo nekk Souleymane Astou Diagne moom mi la ba tey di xam ne quand la demande intérieure se dégrade ce sont les entreprises qui vont s'écrouler parce que l'économie se trouve anémiée mu jàpp na rek bu fekkante ne demande intérieure bi dafay wëy di tàggatémbe wala dafay wëy di nasax li nga xamante nag moom moo nekk entreprise yi ñoom dañuy nekk ci ay jafe-jafe nga naaw rek bi nga xamante ni duñu mën a dékku lépp lu jëm rek ci wàllum koom-koom Walfadjri la ñuy dem utali ji Walfadjri nag mu daal di dikkaat ci li ñu naan 10 millénième numéro toujours vivant et libre li ni mel nag li ko tax a jóg mooy ñi nga xamante ni nag seen xam-xam wala ay kàngam la ñu jëmale ci wàllu mbind fii ci Sénégal ku ci mel ni rek Tidiane Kassé Ousseynou Gueye Abou Abel Thiam Amadou Abdoul Sakho Seydou Mbodj Johnson Mbeng Amadou Diouf ak Agibou Kane Cheikh Niass bu nekk njiital groupe bu Walfadjri moom mi lay di xam ne daal Walfadjri mu ngi dund ay jafe-jafe yu métti lool ginnaaw rek at mi ba mu tàmbale ak
léegi Walfadjri nag n'a pas sa part de marché dans la publicité ni dans le secteur privé ni avec l'État. mu ne rek Walfadjri daal amul dara loo xamante ni jotee nañ ko jëmale ci wàllum publicité wala sax lu soxal wàllum marché yi nga xamante ni nag ñi leen di secteur privé yi wala sax état dañ koy daal di joxe moom mi leen nag moo xam ne daal bu ñu moytulee fileeg ay fanu néew dinañu daal di jëm ci ab licenciement massif maanaam daal di dàq ay nit yoo xamante ni nag ñu ngi liggéey foofu noonu ca diwaanu Walfadjri moom mi lee ba tey di Cheikh Niass di xam ne rek blocage bi nga xamante ni moom moo soxal wàllum aide à la presse dafa nekk ay mbir yoo xamante ni teguwul ci dëgg teguwul ci yoon te amut dara loo xamante ni dina ko mën a justifier moom itam di xamle ba tey ne daal mu ngi wane njàppandalam ci groupe Futurs Médias moom mi nga xamante ni ak seen promoteur boobu ne di Youssou Ndour dañuy dund jamono bi ay jafe-jafe jëmale si ay kàddu yoo xamante ni ñi ngi fi toog ñoo ko yëkkati di ko teg si seen kaw. Les Échos la ñuy dem utali ji Les Échos nag mu daal di taxaw rek ci mbir bi nga xamante ni nag moom moo soxal wàllum inondation yi nga xamante ni moom moo am foofu noonu ca diwaanu Touba Mbacké jamono bi nga xamante ni nag ñu ngi wàcc lu soxal wàllu màggal gi 139 millimètres moom moo fa daal di rek wàcc ci ab ndoxu taw leen mel nag waral ba Touba ak quartier yi ko wër nekk rek jamono bi ci ay jafe-jafe wala sax ay guddi yu bët setegul ay famille yoo xamante ni dañoo rek daal di génn seen kër yi ci xaaju guddi waaye tamit ay yoon yoo xamante ni rek kenn mënatul foon jaar lu soxal nag yoon yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci wetu jumaa ji mel ne rek nekkoon nañ fees dell ak ndox jamono bi boobu nag ñi nga xamante ñoom ñoo saytu lépp lu jëm ci wàll wi def nañ seen kéem kàttan rek ngir rek daal di jëlee ndox mi foofu noonu ca Touba ba dem beeg dikk bi rek mën na continuer di am ci anam yu mucc ayib. ba tey ñu dellu siwaat wala ñu des ci plan de redressement bi nga xamante ni ñu ngi ko doon présenté nag di ilimaanu jëwlin ji si teewaaye njiitu réew bi foofee sax la njiitu réew bi président Bassirou Diomaye Faye daal di ekkati ay kàddu xam ne daal lu soxal wàllum immeuble bi nga xamante moom moo dëkkaloon lii di HCCT di Haut Conseil des collectivités territoriales dafa nekkoon ci contrat des chantiers ak tamit lu soxal wàllum contrat des chantiers naval moom mi lay di Diomaye nag ñi ko démentir di apéris yi ak i tamit ay fait maanaam ci ay jëf lañ ko daal démentir bu dee nag lu soxal Mame Gueye Diop moom mi lay jàpp na ne la vérité sur les discussions Diomaye et Macky à propos des chantiers navals dikkaat na ci bu baax a baax waaye tamit ki lay di Dibor Faye nee na le HCCT a été créé en 2016 non en 2014 et son siège n'a été fonctionnel qu'à partir de 2019 mu mel ni rek bu dee lu soxal wàllum au conseil des collectivités territoriales ñu ngi ko rek daal di créé ci atum 2016 waaye itam du atum 2014 comme rek ni ko njiitu réew bi waxee te itam lu soxal wàllum dëkkuwaay ba maanaam siège ba nga xamante ni fa la nekkoon mu ngi fonctionnel ci àndum 2019 bu dee nag lu soxal wàllum Birame Faye nag moom jàpp na ne rek li nga xamante moom moo nekk bâtiment yi nga xamante ni dañ ko doon loué dans un premier temps wala bâtiment bi dañ ko doon loué dans un premier temps laata rek ñu koy daal jënd ci atum 2018 à travers un plan de remboursement étalé dañ ko doon jënd maanaam ci anam boo xamante ni dañ ko waxtaane woon rek ci ab diir loolee di gis-gisu ki nga xamante ni ba mu nekk Birame Faye ak yeneen naataangoom yi nga xamante ni ñoom ñoo faree ci alliance pour la république yoor la ñuy dem utali ji yoor nag mu dikkaat ci lu soxal wàllum bâtiment bi wala sax immeuble bi nga xamante ni moom moo dëkkaloon au conseil des collectivités territoriales mu tuddee ko rek point noir 20 milliards engloutis dans l'immeuble du HCCT. Birima Mangara et Cheikh Seck au cœur du scandale loolee di mbir yi nga xamante ni moom la yoor daal di xëyee mu jàpp na rek une alerte interne de la SOGEPA à l'origine de la révélation du scandale mu mel ni rek SOGEPA moom moo si daal di alerté en 2018 l'État a procédé à l'acquisition d'un immeuble R+8 avec sous-sol situé à Point E sur une superficie de terrain de 1200 mètres carrés pour un montant de 14,4 milliards de francs CFA hors taxes, soit environ 20 milliards TTC. L'absence d'acte de vente, le non-respect des procédures du code de domaine de l'État, la poursuite du paiement des loyers soulève de sérieuses suspicions de surévaluation du bilan immobilier acquis loolee di lu yor daal di xëy moom nag jàpp na ne li nga xamante moom moo soxal immeuble boobee mu ngi nekk rek ci lu tollook 1200 mètres carrés waaye itam ñu daal di ko tabax mu nekk R+8 naka nu itam daal di am ab sous-sol waaye tamit li nga xamante moo nekk koppar gi ñu ci def doolu ci 14,4 milliards de francs CFA or taxe mu mel ni tamit am na lu soxal wàllum 20 milliards yoo xamante ni TTC la waaye itam immeuble boobu noonu am na scandale boo xamante ni rek daal di nañ ko ci gis te itam faw
faaw rek ñu daal di koy leeral. l'observateur la ñu utali ji l'observateur nag bu xëyee mbir bi nga xamante ni nag moom moo soxal wàllum remaniement maanaam gouvernement bi le remaniement décisif pour porter le plan de redressement les ombres chinoises d'un casting crucial mu mel ne rek lu soxal wàllum remaniement bi bu ñu moytuwulee fii ay fan néew rek dinañ ko def jubluwaay bi nag bu ñu sukkandikoo ci premier ministre mooy rek wut ay nit yoo xamante dinañu mën a doxal li di plan de redressement bi waaye tamit mën a doxal gis-gisu njiit réew bi ak tamit premier ministre am bi la di Ousmane Sonko ba tey ci wàllum koom la ñuy des ak FMI wala rek la fin tragique de Mariam Koulibaly, une mère de famille battue, abandonnée et enterrée seule, son mari violent en cavale ses enfants orphelins de tout mu mel ne rek ab jigéen la boo xamante ni daal borom këram daf ko daal di dóor ba mu faatu mu daal di ko rek suul dégg ko romb rek bàyyi ko ak ay njaboot gu sew moom mi di borom këram moom moo daal di def mbir yi ni mel ba tey ak l'observateur mu mel ne rek sûreté urbaine de Dakar Thierno Ndom Ba dans la tourmente, l'homme d'affaires visé par une plainte pour escroquerie, l'ancien PM Amadou Ba cité dans ce dossier de 1,6 milliard qui mêle créance de l'État, pouvoir et notariat, les dessous troubles de feuilleton judiciaire déclenché par Pape Baydi Kane, représentant des héritiers de Cheikh Oumar Kane, dont l'audition est prévue aujourd'hui 4 août mu mel ni rek lu soxal wàllum Thierno Ndom Ba mi nag nekk ab homme d'affaires ab plainte rek lañ ko daal di def ngir escroquerie foofu noonu ci sûreté urbaine bu Ndakaaru ku fi nekkoon sax premier ministre di Amadou Ba mu mel ni rek daal nañ ko tudd ci dossier bu soxal wàllum 1,6 milliard de francs CFA ngir rek ay bor yoo xamante ni nag soxal na wàllum notariat li ni mel nag waral nag bu ñu moytu da nekk ab feuilleton judiciaire boo xamante ni daal dina déclenché wu rek ci te ki ci bokk na si rek ci Pape Baydi Kane mi nga xamante ni moom moo nekk kii daal di rek teewal héritier yi la di Cheikh Oumar Kane te audition bi nag dinañ ko door bés ni ki tey ji la yemu ak altine ñeenti fan ci weer août atum 2025 ñu dem utali ji L'As quotidien nag mu dikkaat ci li soxal wàllum mbir yi nga xamante ni xewoon na démb ginnaaw rek ab bëccëg bu ñu doon jegleel lépp lu jëm ci wàllum jëmbat garab ak kàddu yi nga xamante ni doxoon na ci diggante Serigne Mboup di maire bu Kaolack ak préfet bu Kaolack mu mel ni rek dérive administrative ak Kaolack la ko daal di tuddee la bévue du préfet Latir Ndiaye loolu itam la ko daal di rek xamle mu mel ni rek il demande au commissaire de dégager le maire Serigne Mboup loolee di li nga xamante moom nekk càkkutéefu préfet bu Kaolack ginnaaw rek bu mu doon am ak moom ay kàddu yoo xamante ni yu ñàkk déggoolu mu daal di rek sàkku ci commissaire bi rek nee na da daal di dégager ki la di Serigne Mboup nekk maire bu Kaolack moomee nag ñu daal di rek ko coccotee si li nga xamante moom nekk réseaux sociaux yi ginnaaw rek gal xalif général bu Medina Baye dal leen di wóolu ñoom ñaar ñëpp ngir rek daal di leen di jubóole comme rek ni ngeen ko gisee ci photo yi nga xamante moom lañ leen dëgtal. Turbine la ñuy dem utali ji Turbine nag mu dikkaat ci wàllum hivernage 2025 Touba sous la pluie la ko daal di tuddee ainsi démarrent les premières inquiétudes. Une interrogation sur l'efficacité des travaux récemment entrepris par le ministère de l'assainissement maanaam li nga xamante moom moo soxal wàllum tabax wala sax liggéey yi nga xamante ni ministère bi ñu dénk lu soxal wàllum assainissement mu ngi ko doon daal di amal yenn ci ay mbedd yu fare ci diwaanu Touba nag dafa daloon fees dell ak ndox ba kenn mënatul a jaar ci yooyu la mbedd bu dee nag lu soxal yenn ci ay quartiers yu ci mel ni Daaru Xuddoos Ndamaatu ak Daaru Marnaan yooyu quartier nag kenn mënatul foon jaar ndax ndox mu bëri ñi nga xam ne ñoom ñoo fa dëkkee sax ñu si bëri dañoo rek daal di génn seen kër yi ngir rek dem utali ji yeneen ñi dëkkuwaay loolee di li nga xamante ni rek moom la Turbine daal di xëy laata rek muy xam ne gouvernement les gouvernants aux gens le peuple à l'agonie mu mel ne rek ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci bopp réew mi jamono bi ñu ngay wéy di noos te boobu la jamono nag askan bi ñu ngi nekk ci ab jafe-jafe wala sax ñu ngi nekk ci guddi gu bër setagul loolee di li nga xamante ni nag moom la Turbine daal di xëyee l'info la ñu dem utali ji l'info rek daal di dikkaat ci li nga xamante ni moom nekk wàllum forêt classée de Mbao le dernier poumon vert de Dakar en sursis mu mel ne rek bu dee lu soxal wàllum forêt classée bu Mbao bi mu ngi nekk ci ay jafe-jafe ñu daal di ko immatriculé ci atum 1908 et classé en 1940 la forêt de Mbao s'étend sur 815 hectares aujourd'hui il n'en reste que 422
encerclé par les cités urbaines. mu mel ne rek forêt bu Mbao daal ginnaaw yaatu gi nga xamante ni yaatu woon na ko amoon lu toll ko 815 hectares jamono bi lu toll 422 dong la daal di dese. li ni mel nag waral rek ba ñu sàkku ci ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk kilifa yi ngir rek ñu daal di ko sàmm saytu ko bu baax a baax ndaxte moom dong moom la Dakar dese comme lu ñu naan poumon vert. point actu la ñuy dem siitali ji point actu ba tey daal di dikkaat ci li nga xam ne moom moo soxaloon mbirum coow lu amoon ni ki démb ci Kaolack ak tamit kàddu yi nga xamante ni moom préfet bi yëkkati na ko di wax ne daal mu ngi rëcc bu baax a baax kàddu yi mu yëkkati waaye itam di daal di dikkaat ci ana lan moo waral rek ba mu daal di yëkkati yooyu le kàddu moom mi la di préfet bu Kaolack di Pape Latir Ndiaye. Pastef El Malick Ndiaye en mission de remobilisation politique dans le Djolof. mu mel ni rek clé di njiital assemblée nationale di El Hadji Malick Ndiaye mu ngi ca diwaanu Djolof ngir xool rek naka lay def ba gën a rek daal di dajalewaat ñi nga xamante ñoom ñoo nekk njabootu waaye itam ñeneen ñi nga xamante ni dañoo bokkaloon si ñoom ak te war faa rek mën a dem amal fa ab liggéey mu mel ne rek une tournée politique riche en échanges avec les structures locales de Pastef. On appelle à l'unité autour de la vision stratégique du président Bassirou Diomaye Faye et de son premier ministre Ousmane Sonko. loolee le point actu daal di rek xëyee ñu dem wutali ji li nga xam ne moo nekk libération nag bu dikkaat ci arrêt pour meurtre d'un gardien de mosquée à Mbour. Bofou Diop prétend avoir été envoyé par Dieu pour chasser Satan du dieu de culte. Le mis en cause âgé de 23 ans avait fumé plusieurs joints de yamba. mu mel ne rek ki la di Bafou Diop ginnaaw rek bu mu rek daal di faate ab gardien bu nekkoon di garde ab juma foofu noonu ci diwaanu Mbour ginnaaw bu mu xamle nag ba ñu ko jàppee lu mu xamle mooy yàlla moom moo ko daal di rek yónni ngir rek mu daal di rek faagaagal li la di seytaane moom mi leen nag daal di rek faat ab nit koo xamante nii rek ay atam mu ngi tolloon ci ñaar fukk ak ñett wala sax moom mi leen daal di faat nit ki mu ngi ay atam mu ngi tolloon ci ñaar fukk ak ñett ginnaaw ba lam ko rey nag dafa rek daal di tux li naan ay joint yamba. Libération ba tey dikkaat ci mbirum Kocc mu tuddee ko bourreau il ne parle pas, il ne parlera pas, il me doit bien ça. loolee la daal di titré. mu mel ne rek Kocc Lëg Daawur le pacte secret am na loo xamante ni rek moom moo daal di lëkkale Kocc ak Lëg Daawur mu tuddee ko le pacte secret. Après le placement sous mandat de dépôt de El Hadji Babacar Dioum, El Hadji Assane Demba a écrit un de ses contacts formellement identifié pour lui dire qu'il aurait trouvé le moyen de contacter ce dernier. Bourreau il ne parlera pas, il me doit bien ça. loolee la daal di xamle maanaam kooku du daal di wax am na loo xamante ni rek teel na ko. Il a assuré Wallahi Azim, lui écrit et interpellé par les enquêteurs sur le message. Il prétend avoir tout inventé pour rassurer son contact. Donc, dans un autre message sonore au même contact, extrait par la DSC, il dit encore on est tranquille wallahi azim, prier de s'expliquer. El Hadji Assane Demba évoque son droit de silence. mu mel ni rek lu soxal wàllum Kocc am na ay rebondissement yoo xamante ni rek ñu ngi ko ci daal di seetlu ginnaaw rek ab message boo xamante ni clé di El Hadji Assane Demba daal na ko bind kenn ci ay contactam xam ne ko daal moom du daal di wax parce que rek am na loo xamante ni téyal na ko wala am na loo xamante ni digaale na ko. mel ni rek mbiram Kocc ba tey pënd ba wureegut ndaxte rek am na lu bees tàqalu ci dégg muy lu soxal wàllum Lëg Daawur di loo xamante ni nag déggee nañ ko wala sax gisee nañ ko ci li nga xamante moom moo nekk téléphone El Hadji Assane Demba. loolee nag ginnaaw rek bu ñu leen tegee loxo la daal di ko génneewaat ko foofu noonu ci biir kaso ga dégluwaat ko foofu noonu ci division spéciale bu cybercriminalité. mel ni rek la sécurité de PAS extrait de son téléphone portable. El Hadji Assane Demba soutient que c'était pour son usage personnel. li soxal wàllum nag secteur bi nga xamante ni gis nañ ko rek ci ki nga xamante ni moo nekk téléphone El Hadji Assane Demba moom li mu xam la rek mooy def ko doon jëfandikoo moom ci jëmmi boppam après avoir récupéré toutes les données comme avec Baby Prono, identifié plusieurs éléments très décisifs pour la suite de la traque de toutes les personnes impliquées. La DSC ferme seen prono. mu mel ne rek ginnaaw bi nga xamante ni dana teg loxo ci Baby Prono ak tamit track yi nga xamante ni def na ko ci ñi nga xamante ni amoon nañ ay link ak mbir yi ni mel rek daal nañu daal di tëj li nga xamante ni wala DSC daal na tëj seen bi la ñu naan seen porno. loolee la daal di xëyee. bu dee nag lu soxal wàllum immeuble bi nga xamante ni moom moo dëkkaloon HCCT, révélation sur un coût de 23 milliards de francs CFA. loolee la daal di xamle ak mbir yi nga xamante ni tudd nañ ci Birima Mangara ak tamit Cheikh Ahmed Tidiane Seck.
ñoom ñi la ñëpp daal dañ leen di tudd rek ci scandale bi nga xamante ni moom moo am foofu noonu ci immeuble bu HCCT. dañ koy jeexalee wàllum tàggat yaram ak fédération sénégalaise de football bu am ab njiit lu yees di wuyoo ci turu Abdoulaye Fall moom mi la nag nekk fukk ak juróom-ñaareelu président bu fédération sénégalaise de football doon xëccoo nag ak kilé di Augustin Senghor bi fi nekkoon président fédération sénégalaise de football gannaaw fukki at ak juróom-benn. Mada Touré mi nga xamante ni nag moom Abdoulaye Fall ñoom ñoo demoon ci ñaareelu wërngal ba maanaam ci deuxième tour ba. Mada Touré mu ngi dénoncer li ñu naan des irrégularités que l'État prenne ses responsabilités moom jàpp na ne rek ay mbuxum rek dañoo daal di am ci mbir yi ni mel afro basket féminin gaynde jigéen ñi nag dañ leen daal di dóor ginnaaw rek ba ñu doon xëccoo ñetteeli place bi ñu leen dóor nag moom nekk Soudan du Sud les Lions restent le podium maanaam les Lions xat le podium mu mel ni rek Ciara Dilari ak ay naataangoom jamono bile duñu rek daal di yëg ci podium ba moom Ciara Dilari nag bokk na ci juróomi majeur yi nga xamante ni tam nañ leen ginnaaw rek boobulee compétition daal di jeex wàllum làmb ba tey lañ koy jeexalee mel ni rek mbirum Parcelles Assainies bi di Émile François Gomis dal naa rek daan Eumeu Sène lu tolloo ko ñaari minute ak juróom fukk ak benn ci ay secondes. Franc une machine de guerre il fait mieux que Yékini et Modou Lô mu mel ni rek ki di Franc dafa nekk jamono bi ci ab dynamique de victoire am lu toll fukki combat ak juróom yoo xamante ni mosula rek dégg muñal moom mi leen naka di Franc daal di rek assurance boo xamante ni rek mu mel ni mu ngi doog am moo tax mu jàpp ne rek ki di Franc def lu fi Yékini defut waaye itam def na loo xamante ni Modou Lô bu nekk jamono bi roi des arènes deful ko. lii mooy li gën a fës ci lu yéene kaay xëyee nees kiis ñu dikk ji faram-fàcce gi ànd ci ak Ibrahima Lissa Faye.